mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax seen ànd ak ñun RFM ni nu ko baaxoo alxamis june ci waxtu wi ci kàttanu borom bi ñu àndaat ak yéen seen émission yoon wi tey ñu ngi ànd ak monsieur le ministre Abdou Aziz Mbaye Abdou Aziz Mbaye moo nekkoon directeur de cabinet bu président Macky Sall nekkoon na fi ministre de la culture diit docteur ci wàllu science liggéey na presque fanweer ci at ci Union européenne diit koo xamante ni ci wàllu lijaasa boole na ca master 2 ci wàllu politique internationale master 2 ci wàllu management public diplômé 3e cycle sciences économiques jamono ñu wax ak yéen ministre conseiller la auprès du chef de l'État le président Sall monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu rafetlu bu baax teewaay. Assane maa ngi lay nuyu bu baax a baax Guèye. jërëjëf Mbaye laata ñuy wéy ci waxtaan wi rek seen émission yoon wi ñu ngi koy soog a amal ginnaaw wàccub liggéey ku tedd ki góor gu baax ga woon Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine kon dañuy dellu rek jaale Sénégal yëpp umma islam bi ñaan suñu borom subhaanahu wa taala xare ko aljana monsieur le ministre ñu bàyyi lay wet nga jébbal sa njaal ndax xam naa du ñàkk diggante bu am sa digg ak Al Amine. wax nga dëgg Assane maa ngi jaale suma mbokku Tivaouane yëpp man sama baay Tivaouane la jógee. sama baay kër Alaaji Malick la bokk ci tarixa suma baay donc bu jógee Tivaouane am naa wàll yu bëri Tivaouane te ki ñu ñàkk muy sëñ Abdou Tivaouane ñàkk na tarixa bi ñàkk na mbokk gi ñàkk na mais Sénégal tamit ñàkk na maa ngi koy jaale bépp sénégalais nga nekk fii ci Sénégal ak nga nekk à l'extérieur kër gi nag ñaan nañu yàlla jàmm yàgg fii suñu njiit bu bees bi doon sëñ Mbaye Sy Mansour yan na ko yàlla may taxawaay doole kantan gu mu yoree yen bi mu ko yen ba ci kanam accompagner Sénégal ci jàmm ak salaam ci dëgg tamit parce que nitu dëgg la sëñ Babacar nitu dëgg la ci dëgg daf di fondement dëgg lu mu lal rek dafay taxaw dëgg lu mu lal day taxaw xam nga booy tabax kër boo deful fondation kër ga du taxaw fu dëgg newul dara du fa taxaw nañu xam ni dara du mujj lu dul dëgg kuy defal lu baax waxal lu baax nekkal ci dëgg man loolu lay ñaan yàlla mu dëgëral ma ci fan ak at yi ma dese ci kanam ma sax ci dëgg sax ci lu baax incha allah jamono yi nga xam ni ku baax ki làqu na war na mën a susciter benn njaaxle ci jamono yi ko réew mi soxlaa dëgg moom ak ñi mel ni moom ci wàllu dox jàmm wax ko ndax réew mi jaxasoo na fitna gi bari na tibbante tànk gi ak it farandoo yi bari na. tey la ñu gën a soxla sëñ Abdou man sëñ Abdou dama daan at bu jot dama daan am benn bis bu ma añ ak moom. ñu toog waxtaan yàlla ak yonent bi ak moom rek ak man. dafa doon koo xam ni foo ko fekk Sénégal moo ko soxal. foo ko fekk jàmmu Sénégal moo ko daan soxal fu amee problème fu mu yëgee ni problème mën naa ñëw loolu la ñuy wax anticipation mu jóg ci dox ko bala moo am bu problème bi egsi sax fekk solution taxaw na noonu la nitu dialogue daan def Sénégal dafa soxla dialogue ci lu bëri dafa soxla dialogue ci mbiri politique parce que ay wax yu sew ñoo taal dëkk bi ci àddina boo demee Rwanda wax yu sew rek a ko taal Sénégal dafa soxla dialogue ci mbir li ñu bokk ñun pétrole baa ngi ñuy dëgmal ñu nar a ñëw ci dëkk bi nañu toog waxtaane ko bala moo egsi xam nga yooyu bu fi sëñ Abdou ne woon ci jamono yi nekk mënoon nañu ci dimbali mais comme yàlla jëlee na ko fii ñu ngi ñaan yeneen kilifa diine yi ñu jàppale ñu ngi ñaan sëñ Mbaye Sy Mansour ñu jàppale ñu ba ñu waxtaane li ñu war a waxtaane politique bi am na fànn yu bëri yu ñu ci war a waxtaane mais Assane seetluwuloo leen biñ ñu y a 3 mois Sénégal koo wax ñetti baat la lay wax est-ce que danaa jot sama carte est-ce que danaa mën a woote et cetera et cetera tey bi élection yi passé ñaari weer a ngi nii kenn déggul ku wax lu ci jëm politiciens yi bu ñu leen toogee di leen xool dañuy toog ba le mois de mai wala mois de juin
prochain ñu commencé cee wax. fekk dootu am temps fekk dootu am jot léegi am nañu jot. nañu ubbi waxtaan bi def ko léegi. ci moment bi ci moment bi ba nga xam ni dañu xool nu ñuy doxale mbir yi ba mbir yi sotti. li naqari opposition na ko wax ñu jéem ci jóg. jéem ko dox ba nit ñi mën a toog ak ñoom. wax ak ñoom ni ñuy tege lu. yu ñu yóbbu ba ñëpp am seen carte ba ñëpp mën a voter ba ñëpp mën a nekk ci li ñu war a nekk. loolu la ñuy ñaan yàlla. ñu juboo as lëf ci dara maintenant kilifa yu baax yuñ fi mën a am dañuy rek gunge mais les acteurs politiques eux-mêmes bu fekkee ne yàlla natt na ñoom acteurs politiques yoo xam ni la ñuy wax baaxul débat ba suufee na niveau bi baaxul la leen tax a jógit leneen la lu may l'intérêt général bu boobaa problème day am. évidemment problème day am boo xoolee li xew tey da ngay xool kenn waxalul askan wi kenn waxalul lu jëm ci intérêt askan bi xanaa président de la république dinaa ko dégg moom souvent muy wax lu jëm ci mbiru askan bi fu ma ko waxee ak moom mbiru askan bi lay wax mais xoolal ci niveau politique yi damay tàmbale nag nit buy tàmbale day tàmbale ci li ko gën a jigéen damay tàmbale ci parti politique bu président koo dégg mi ngi wax man kenn faluma démissionné naa man faloon nañ ma folli nañ ma démissionné naa démissionné tuma sax démb waxtaan naag président bërki démb waxtaan yooyu affaire nit dafa war a ruus a taxaw di wax naag président nit ku baax war na ruus taxaw di wax ni maag président ñoo añandoo démb nit ku baax war na ruus a taxaw di wax ni président mooma ni ku président wax da nga war a noppi xëy na ñàkk xam ndax homme d'état yombul mais di éducation la yaru kër rekk la gis nga li ñu war a wax mooy loolu taxaw di wax président moo ma wax wala président ameel na ma wala président war na ma defar loolu waxu kasaw la waxu dëgg dafa war a doon wax boo xam ni man maa ngi jéem lii ci dëkk bi ku ma ci jàppale ma jël bu la président déggee xam ni yaa ngi jéem lu baax ci dëkk bi te moom lu baax la ci dëkk bi mu dimbali la kooku moo doon li may wax ci parti wu président ma jël léegi coalition wu président nan ngay toogee di wax président jox na ma lii wala président def na ma lii loolu waxu ñàkk a fayda la nit ku baax day xool li tax ñu defal ko dara dëkk bi koo àndal gagné élection da nga ànd ak moom diriger dëkk bi loolu la président wu dëkk bi da wax ni loolu lay def nit ñi ànd ci jàppale ko ci depuis booba ba léegi saa bu ñu wootee nit yi wane ko ni ko ànd nañ ci approche boobu mais léegi yow bu fekkente ni dañ la jox teraanga pour nga koy mën a jox ñi la wër kilifa bu nekk fii ci politique am na yu la war lu bari ci nit ñi buñ la ciy jàppale kay nga def ko ci discrétion nga noppi mais nag communiste Sénégal yi war nañ ci def ndànk parce que damay wax leen gis nga ñoom ca jamono dañ ñu daan indil xalaati jàmbur di ñu tegal mësuñu xalaat bu nationaliste bu bëgg a dëkk bi ay théorie étrangère lañ ñu daan indil communisme indil ñu ay doctrine internationale trotskiste et cetera yooyu lañ ñu daan indil ku ko xamul woon sax da nga daan ruus a nekk ak ñoom parce que ñoom ay intellectuels brillants la ñu débat yu bëri la indi nañ ko ci dëkk bi am na lu bëri lu ñu fi avancé loo mais léegi ñi ngi am na lu bëri lu ñu fi bëgg a tardé loo très bien dinañ ci xam naa ñëwaat ci yeneen jamono fekk daanaka comme teewuñu fi mais quand même ci wàllu koppar yi naam sutura baax na nekk homme d'état baax na ak mandu mais quand même il s'agit de la gestion des fonds publics sénégalais je pense que fondamentalement fooguloo ni waruñ mun a xoolaat yorin bi oui looloo tax xam nga wax naa la ni war nañu waxtaane mbiri politique loolu mooy dialogue politique national bi am na ñaari wax yuñ ci war a tëral bii mooy processus électoral bi waxoon naa ci tuuti léegi war nañu xool lu tax opposition mën a toog wax ak ñiy diriger dëkk bi àndandoo ba lépp baax xam nga li tax li opposition di wax man bëgguma ministre de l'intérieur jiite organisation élection mais loolu démocratie yu mag yëpp déglu bu baax lim la démocratie yu mag yëpp seen ministre de l'intérieur mooy diriger seen élection c'est normal ku jiite dëkk bi seetlul bu baax lii ku jiite dëkk bi da ngay bëgg sa ministère de l'intérieur jiite élection yi parce que da nga bëgg démocratie bi wane ni démocratie majeure la mais tamit ba Sénégal di Sénégal ba léegi opposition boo gis taxaw na diingat loolu parce que opposition loolu mooy rôle am diingat ko tuuti trouvé nañ ci ñaari yoon yuñ ci génne
bii mooy yoon bi Abdou Diouf jëloon. mooy neutralisation c'est-à-dire nga jël nit koo xamante ni wóor na ni deful politique. nga teg ko ci boppu administration boo xam ne mooy toppatoo élection yi muy ministère de l'intérieur. yaa ngi dégg kooku mooy neutralisation moom mooy bi ñu jëlee général Cissé. ak yu mel noonu teg leen ci ñuy diriger ministère bi. am na beneen approche boo xam ne Abdoulaye Wade moo ko indi. kooku mooy li ñu mën a wax externalisation c'est-à-dire nga jël lépp li jëm ci élection nga dénk ko benn ministère délégué boo xam ne day liggéey. mais diggante externalisation bi. ak nu mu tuddati. neutralisation bi. am na lu bëri lu ñu mën a def. lépp li ñuy def nag ci diggante bi mën nañ ko tuddee facilitation. waxtaane ko dégg naa nga naan génn nañ ci mais man mun naa ni génnuñ ci parce que daa fekk rek ne jamonoy Abdoulaye Wade bi nga xamante ni Abdou Diouf plutôt daf ko jox un général mu ñàkk élection yi xëy na bu ko gañe woon ñu ne ah déet ministre bi sax malgré que général la dafa far ak président. c'est pas parce qu'il y a eu alternance que génn nañ ci parce que opposition jël na nguur xaw ma na xam naa fi ngay waxee l'essentiel c'est pas que alternance am wala bañ a am l'essentiel c'est que élection yi jaar ci yoon bien évidemment si le pouvoir en place ëpp doole mu jëlaat ndam li. loolu mooy preuve bi. loolu mooy preuve réelle bi. que solution bi ñu. mais j'ai l'impression comme alternance am na opposition fal na rek ñu ne ah ministre bi jub na. non dama bëgg a wax rek ni bu en tout cas bu jubul woon dañ koy li tubaab di wax da nga koy démontrer par l'absurde. bu waa ji jubul woon mën na luubal élection yi. donc en résumé. bu élection yi jubee mën nga yaakaar ni waa ji jubaloon na. très bien loolu la. monsieur le ministre ci wàllu càkkutee fii ak waxtaan wi nga bëgg ñu waxtaan ko aussi c'est vrai que opposition bi am na ay qualité am i sikkam waaye ñii ne ci kaw it am na lu ñu leen mën a sikkee. ah oui ci wàllu organisation bi. bi may wax léegi damaa tàmbali bi may wax ni nit ñi doxale te fii te normalul. koo ci gis mi ngi waxi boppam. damaa tàmbali ci parti wu président bi. teg ci coalition wu président bi mën naa ci teg opposition bi. dama bëgg a wax ni la boo jëlee. opposition boo xam ne 300 partis ñu ngi ci biir ay partis yoo xam ne yenn yi man xam naa ko. ay benn nit lañu. am na ci ñoo xam ne sax bi ñuy def réunion dialogue national bi te président invité ma te ma ñëw. dama ni ma jóge Belgique ñëw dama ni am na ñu wëri seen kër seen adresse ba ñu joxe ci kayit yi kenn nekkatu fa. xam nga kon am na problème te ku ci nekk bëgg dara. waxuma ñu séddale xaalis bi ñuy def parti politique yi. dama wax ni leen képp kuy def politique te représentatif. loolu moo tax coalition baax na waaye baaxul parce que day làq ñi amul doole. day làq ñi amul doole. day làq ñi amul doole léegi ñi représentatif. dañu war a fexe ba ñu am financement parti politique yi. mais ñeneen ñi. nga xam ni ay nain politique lañu. duñu sax ay nain politique. ay néants politiques la. existé ñu sax faf. c'est pas des nains politiques. ce sont des néants politiques. ñooñu ñoo yore web bi. ñoo yore internet bi ñooy wax seeni wax. kenn waru leen a déglu parce que Sénégal joxu leen benn député. Sénégal joxu leen benn conseiller municipal. donc gis nga Sénégal dafa war a am fullay boppam parce que population yi am nañ ko de. xoolal élection rek chaque fois bu ñu wotee ba pare rek gaañ ñi Sénégalais ñoo mën a wote. dëgg la parce que faale wuñu kiy wër di wax. xam nga lan lañu bëgg. kiy jëf gis nga li gën a neex boo xoolee opposition bi tey. dañoo respecté wul règles yi ñuy wax les règles du marché politique. marché politique Assane. mooy man Abdoul Aziz Mbaye bu ma xalaatee ni am naa xalaat bu ma bëgg indi ci dëkk bi ba soppi dëkk bi. damay taxaw ma ni dëkk bi lii ak lii laa bëgg ñu def fii. mais kan nga dégg mu wax li muy defal dëkk bi. koo ci dégg mi ngi wax jógal ma toog sa place. loolu baaxul léegi. mais il dénonce également certains comportements. mais dénoncer c'est normal. souvent dañuy ŋàññi yenn yoon yi nga xam ni. ŋàññi c'est normal di exiger ay lumière ci yenn yi ca kenn du leen faale aussi. mais nañu ko def de manière responsable. responsable mooy la responsable. mooy li may wax nii. ñëw nii nguur gi mi ngi def lii jubul. man lii laa proposé loolu laa bëgg a defal Sénégal. yow ñii ŋàññi tey. boo leen laajee lan ngay def. kenn waxu ci dara li muy def. maintenant boo gisee réeroo di am souvent ñàkk confiance la pour nag rétablir cette confiance au moins wàññi njort gu bari il faut aussi ñu may leen fu ñu koy waxee benn foogoo ni kilifa gu mag gi le numéro 1 des Sénégalais warta mun a jiitu ci li muy wootee keroog bi ñu julee tabaski nee na appel au dialogue mais na ci jiitu moom. mais jiitu na ci. ci nag lan nga bëgg mois de mai wala yooyu defoon na fi ouverture dialogue national bi en 2016.
non bi ñu ubbee dialogue national bi mais dialogue national du nit ki ouvrir dialogue bi rek mooy indi sujet wu dialogue bi nañu ñëw man bu ma déggee Abdoulaye Wade sama mbokk Kébémer boobu bu ma ko déggee muy wax ni bëggul dem ci dialogue lii ak lii ak lii moom deful li ko war moom at yi mu am ak expérience bi mu am dafa waroon tëdd njaaxaanaay sénégalais yëpp fekk ko mu ñuy jox ay idée ci dialogue yi mu ñuy jox ay di ñu gindi ci dialogue yi di ñu woon yoon yi ñu war a jël Sénégal yi wëlbatiku nag màggal ko man jot na tey ñu màggal Abdoulaye Wade defetam 2012 jot nañu dépassé ko màggal ko mais xam nga bu ñu ko bëggee màggal nan lay def day tëdd njaaxaanaay xam ne moo jur sénégalais yu bëri ñun ñi am ay mbokk Kébémer moo ñu jur li ñu bëggoon mooy mu tëdd njaaxaanaay te bàyyi parloo ku am at yi mu am expérience bi mu am notoriété internationale bi mu am du parloo day tëdd njaaxaanaay sénégalais yëpp uuf ci moom parce que loolu mooy wàllam ñun sénégalais yëpp ñun jeunes yi ay doomam yi ñu wëlbatiku màggal ko loolu mooy li waroon a am tey xëy na mu fekkit ngeen jox ko cër bi nga xam ne yellool na ko ñi ngi ko koy jox bi président Macky Sall ñëwee ci pouvoir bi ba léegi ni ñu changé statut ancien président de la République ak moyens yi ñu leen jox at du passé te oto bu bees duggul wala salaire bi ñu revoir ko à la hausse ak yu mel noonu ak personnel bi koy entouré ñu dëgër defaraat ko ba mu gën a dëgër ñaar lañ ci am barewul lewuñ ci ñi ngi leen di toppatoo ni ñu gëmee ni mën nañ leen toppatoo noonu mais moom ci ab boppam Abdoulaye Wade moom moomu jógee Kébémer moo war a wëlbatiku xool nañ daan doxale Kébémer mu tëdd njaaxaanaay uuf sénégalais yëpp uuf doomu Sénégal yëpp uuf xalaat yëpp uuf pensée yëpp amul kenn ku mën a xalaat bu dépassé li Abdoulaye Wade di xalaat très bien am nañu gisee ni nga gisee mag la moo war a tane et cetera mais am nañu gisee ne monsieur le président de la République yow bi nga xam ni conseiller nga ci moom it war na taxawaayu doom ak fi mu jaar ak Abdoulaye Wade confiance bi mu am ci moom yi mu ko fi dénk ci ndomb et cetera ñenn ñi dem ba gis ne moom it kenn war ko caa jiitu ci juboo googee xibaar wadd na tey sax ni soxna Marième Faye Sall jéemoon na dem seeti góor gi fekk muy noppaloog yooyu foogoon ni jot na nit ñi baleen ñoom ñaar ñu jéem a waxtaan juboo ci dara jot na jàmm ñëw ci diggante sénégalais yëpp astema suñu ancien président yi jàmm ju dul baara yëgoo diil jàmm quand même comme ni ko ñëpp bëggee amul jàmm baara yëgoo jàmm la jàmm mooy ñu def ba Sénégal wëlbatiku màggal Abdoulaye Wade mais Abdoulaye Wade am na yoo xam ne waratu ci dugg mag la parloo ak wax ju ñaaw warul mag day wax loo xamante ni ku ko nettali ëllëg mu doon lu ñu mën a répété doom ji du point d'achoppement bi téye gi ñeel doom ji am ñu ne def na am ñu ne deful amu leen preuve exilé nañ ku jur doom bëgg ko bëggal ko lu baax c'est normal mais kenn mënul bëggal sa doom lu ëpp loo xamante ni doomu jàmbur du ci gis boppam kenn mënul gënale sa doom ba xeeb doomi jàmbur bëgg na doomam c'est normal doomam citoyen normal la li mu def yépp moo ci responsable doomam c'est pas un mineur léegi loolu nañ ko lijjanti na ko lijjanti boppam doomam mais moom Abdoulaye Wade moom laa wax moom Abdoulaye Wade na tëdd njaaxaanaay très bien ma fàttali mbokk yi seen émission yoon wi ngeen di déglu ak RFM ñu dalal monsieur le ministre Abdou Aziz Mbaye nekkoon ministre de la culture di it ministre conseiller jamono yi ci weti président de la République Macky Sall monsieur le ministre wax naa ko sànq ci opposition beeg gouvernement bi dialogue bi nga bëgg li nga xam ni tax na ba tey munta antu bokk na ci ñàkkum confiance ci sa gis-gis lan moo mën a delloo si confiance kóolute. xam nga léegi waxoon naa la affaire neutralisation bi fi amoon. waxoon naa la affaire externalisation bi fi amoon yooyu yëpp mën nañ ko dépasser. bii Abdou Diouf a ko defoon bii Abdoulaye Wade ko defoon Macky Sall président Macky Sall mën na indi bu bees. facilitation mooy. nga jël nit koo xamante ni opposition wóolu nañu ko benn façon la rek exemple laay joxe nguur gi wóolu na ko mu toog ci réunion bi nga xam ni moom la opposition di partager ak gouvernement bi pour tëral mbiri élection bi ñu toog defal calendrier de travail
boo xamante ne dañuy wax ni dañuy gisee bis bi ba keroog ñuy wootee. ñu defar li ñuy wax tableau de bord mu ni bis bii lii danañ ko sottal. bis bii lii dañ ko sottal ba loolu jeex calendrier tableau de bord ñu teg ko ñu ni léegi nag nit kooku day toog ci diggante ñaar ñi di jàppale dëkk bi di jàppale réew mi. di jàppale askan wi pour que loolu nit ñi d'accord mu am. xam nga kenn matul. bu fekkente ni lu nekkoon ci wàllu président ci kii wàllu gouvernement la. te sotteegul mu ñëw ci gouvernement mu ne ko waaye yow kat li nga waxoon fii waroon nañ ko def suba. facilitation boobu am nañu doomu sénégalais yu ko mën a dox. man de maa ngi lay wax leen nekk naa ci Union européenne ñuy dox di facilitation politique ci Afrique du Sud. ba tëral li ñuy wax Truth and Reconciliation Commission. bi Afrique du Sud moomee boppam génn ci apartheid. Mandela bañ nit ñu ñuul ñi wëlbatiku di fayu ci nit ñu weex ñi. mu def commission dëgg ak juboo. Union européenne moo financé boobu projet. yaa ngi dégg. ñu jóge fa ma ñëw Guinée gii. malenke yi susu yi pël yi ak forestier yi di xuloo ak a xeex rek la ñu ne ko Union européenne di ko dox ci diggante bi. ma jóge fa ñu affecté ma Pacifique. foo xamante ni Île Salomon ñu fay reyante ba bëgg a juboo ma dem Afrique du Sud jële fa Desmond Tutu ba ma àndaloon ci Truth and Reconciliation Commission ci Afrique du Sud indi ko Honiara ci capitalu Île Salomon ni ko dimbali ma nga jubale sa mbokk yi parce que ay catholique lañu comme yow te bëgg nañu dox ci yoonu truce dëgg yoonu comme réconciliation mooy juboo Desmond Tutu tëral ko fa ba tey Salomon Île Salomon nga ne dox ji loolu nit ñi xam nañu ni muy demee dama jël sama exemple bopp man mais am na ñu bëri ci Sénégal ndegam ñoom ñoo man loolu xam-xam ñun nga xam ni ñun ñi ko jotaguñoo rayante sax jotaguñoo rayante mën nañoo toog waxtaan nañu waxtaan pendant amul kenn gis nga nag boo leen gisee fi mu ne politiciens yi wax di ci rajo bi nga def ni bu subaa dëkk tak boo leen gisee ñu toog di waxtaan ni ñu mën a waxtaan lañu ñu déggoo lañu ñu mën a ànd lañu dëgg la maintenant du ñëpp gaa mais dafa jot aussi ñu muy métier la wala boog activité la bu ñu war a moraliser aussi parce que yenn taxawaay yi bu ci amee ci wàllu escroquerie ci wàllu njublang naxe ak fexe ni gën a muus ñëpp comme ni ngay wax par exemple yuuxu ci kaw jaar ci suuf waxtaan yi yooyu tamit dañ ko war a dakkal sellal nag taxawaay gi war nañu dakkal loolu sellal liggéey bi bu ñu waxee ci dialogue politique bi bu ñu waxee affaire élection wax affaire financement des partis foofu bu ñu koy wax dañoo war a tàmbalee lenn 300 partis c'est pas normal 47 coalitions c'est pas normal du affaire dëgg nañu def 300 partis yi nañu def loo xamante ni dañu beddi partis yi nga xam ne tekkiwuñu dara ci dëkk bi mooy les néants politiques li ma doon wax léegi du ñu ay néant lañu ñooñu ñu génn leen ñun leen amatu leen parti mënatu leen wax mbiri politique mais il faut ñu amal ak segg nag dans un premier temps segg boobu la ñu war a def parce que néant yooyu tamit sa njiit yor na ca de Benno Bokk Yaakaar am nañ ca opposition bi am na ca baaxul ay tur rek nga leen baaxul moomu gox taxul a doon représentatif national kuy def politique da ngay bëgg a boole ñëpp mais moomu gox rek taxul la doon représentant national donc dañoo war a def de telle sorte que parti politique am sens ci Sénégal 300 partis politiques day ñàkkloo sens parti politique yi day indi li ngay doon wax léegi di jaar ci suuf di négocier ak jéem a wut di wax ni maay def lii maa yore bii gox maa yore bële gox loolu amul benn solo na gaañi am dignité man mënumaa yor parti di wax ni yore naa parti te sama parti man rek la mon parti moi-même mënta am mais parce que dañ cee gis njariñ monsieur le ministre boo gisee njariñ booboo war a dakk njariñ booboo war a dakk Assane que réew mi ab séddoo la Assane loolu ñoom ñoo koy jéem a joxe comme image non mais les postes sont là attribués de gauche à droite non beaucoup de ministres conseillers beaucoup de chefs d'agence mais beaucoup de directeurs généraux beaucoup de ministres conseillers mais ñooñu dañ leen di retrouver ci grande coalition yi c'est-à-dire que dañoo bokk ci Macky 2012 par exemple wala ñu bokk ci Benno Siggil Sénégal wala ñu bokk ci Benno Ànd ak Tanor wala ñu bokk ci Benno Bokk Yaakaar bu mag bi
parce que am na ñu bokkul ci. d'ailleurs gars yi dañ leen attaqué comme vous en faites partie ministre conseil gars yi ne am na ku junj sànq suma juumul honorable député Oumar Sy bu ne moom gisul sax njariñ li qu'est-ce que cela vous fait yow jàpp nga ni sa taxawaay ci wetu Macky Sall am na njariñ. oui vraiment am na kaay ma wax la leen Assane wax naa keroog benn nit ni ko man at yi ma toll. rus naa ak juddu bi ma am rus naa taxaw di def loo xamante ni dama ci yaakaar lu ma amutoon parce que defe naa ni li ma yàlla may ba léegi dootuma may lu ko ëpp am naa 63 ans mais dama la bëgg a wax ni man président 2004 la ma woo en tant que premier ministre invité ma pour ma gis ko wax ma wax bu takku bu dëggu ci Sénégal ma gëm ko fa laa ko diggee bis boobu laa ko dig ni ko moom maa ngi koy ñaanal mu doon président te bis bu doonee président moom moo may jaral ma ñëw Sénégal ñibbi si 2012 ba ma woowee maa nga nekkoon Hanoï en mission maa ngi nekkoon ambassadeur régional Union européenne Pacifique yëpp maa ko yore woon plus de 1 milliard de budget de coopération maa ko yore woon milliard d'euros laa wax de donc ba ma woowee dama ko ni woowal sama kilifa damaa am kilifa parce que man góor laa duma tricher ma ni ko woowal Catherine Ashton sama kilifa nga tàggul ma ko nga ni ko maa ngi ci yoon wi gis nga ba tey delluwuma Fidji damaa ñëw directement de Hanoï à Dakar mu nommé ma dellu Fidji door a tëj sama liggéey foofu sama xalaat rëccuwuloo ko tey rëccu ma dara mais man après dellu naa sama liggéey bi ma paree fii doon ministre culture dellu naa Union européenne toppatoo mbir yi nu mu tuddati mbir yi conférence bi ñu doon defar muy conférence sommet la entre Afrique ak Union européenne mu am 28 présidents de la République wala gouvernement yu jóge Europe ak 35 yu jóge Afrique mu doon 63 chefs d'État 63 chefs d'État ma dem Bruxelles bi ma jógee fii ma organiser sommet boobu à la Valette ci affaire migration la woon affaire avenir la affaire avenir Europe la parce que c'est une population qui vieillit affaire Afrique la parce que c'est une population jeune et dynamique qui a envie de se développer par la présence en Afrique ou par l'immigration qui est souvent désespérée et qui est souvent désespérée ak yu ma daw mais donc bu ma amatul lu ma mën a jariñ président ma ni ko tekkil ma ndombol tànk boobu mais tant que maa ngi xalaat ni am na lu ma mën a indi ci xalaatam mu jariñ réew mi parce que moom looloo ko soxal dinaa nekk ci wetam di ko jéem a jàppale pas seulement moom mais di jéem a jàppale ñëpp ci Sénégal ñuy dox jàmm ñuy dox développement pour jàmm il faut que niveau bi yéeg ci wàllu débat bi aussi parce que souvent dañ naan violence physique mais violence verbale bi ñu nekk ci dëkk bi du jur jàmm violence verbale baaxul débat bi bu ñu mënee fexe ba niveau bi yéeg maanaam affaire bi doon jongante xalaat bu ñu amoon facilitation boobu ci affaire politique bi xam nga ni kenn dootu mën a tëb di wax ni wax ju ñaaw président bi daf doo ko mën a ti parce que nit dafay toog ci digg bi koo xam ni yaa ni wóolu nga ko muy dox loo xamante ne dana la tere wax lu ñaaw wax lu ñaaw nag na ko nit ñi baax moo bi ñuy tàmbali nee naa la dañoo war a am dialogue responsable ji nga dialogue responsable mooy mënoo am kilifa boo xamante ni mi ngi nekk ci parti ñu wala ñu fal ko député muy wutal ay turi picc di ko jëmale ci président de la république muy wut ay turi picc di ko jëmale ci mënoo am ci débat national bi bii nit bu bokk ci bii ethnie di wax lu ñaaw mu jëm ci bee ethnie gis nga wax bu ñaaw moo taaloon Rwanda dëgg la Rwanda lu mat million nit dee na fa xam nga yeggaguñu foofu mais nañu moytoo jëm ci yoon yu mel noonu yoon yu mel noonu wax yu ñaaw a koy indi ak xajjale ñoo xam ne dañoo waroon a bokk ku war a bokk da nga koy ànd bokk ak moom sëñ Abdou boo seetee sëñ Abdoul Aziz Sy Al Amine mi fi jógee saa boo masee wax mu ne la réew mi tariixa bi mbokk gi nañuy xool li ñu boole li ñu boole ci Sénégal moo ëpp fopp li ñu xajalee Sénégal fii
yow day sa kër ku fa dugg bu doxee fukki jéego fekk fa pël dëgg la man day sama maam Ganour Ba ci Ngourane pël la yaa ngi dégg li dëgg la donc amul kenn ku mën a taxaw ni lii laa ci Sénégal lu dul doomu Sénégal laa doomu jàmm laa doomu développement doomu kuy wut développement la maintenant réew mi du ma wax sax dañ tumuranke kilifa mais xëy na kilifa yi seen kàddu dañ ko xaw a tumuranke xaw ma nag li suñu wax baree tax parce que bu am réew wax ja bare taw ya bari fa bari du yomb mais est-ce que waruñ mën a bañ war a wax di gën a wax non ji nga wax ci déglu bi rek la li ñuy wax ni bu ñu seggoon parti yi wax ji dana wàññeeku parce que ku amatul li ñuy wax sax légitimé wu teewu ni man chef de parti laa doon simple citoyen da nga contrôler li ngay wax wala booy wax da nga xam foo koy waxee kooku mooy benn deuxièmement homme politique nit bu nangoo ni jiitu dëkkam la njiit la ci dëkkam dafa war a responsable ci li muy wax man de li may wax ak yow nii maa ngi koy segg bu baax parce que bëgguma ëllëg nit ko bas suma doom ni sa baay ma waxoon lii parce que man kenn musuma ko bas ni ma sa baay waxoon lii dëgg la lu bon au contraire buñ la au contraire oui keroog sëñ Abdou ci bi ma ci yenn yi ma ko mujjee gis sëñ Abdoul Aziz Sy Al Amine dafa toog ba càgg mu ni ma Abdou Aziz sama turando noonu la ma daan wooyee sama turando xam nga yow li tax ma jàppale bu baax a baax ma ni ko déet sëñ bi waxuma ko man yow yaa xam histoire bi yow depuis 1940 et quelque yaa ngi ànd ak sëñ Babacar après nga ànd ak sëñ Abdou xam nga Sénégal xam nga le colon xam nga les gouvernements qui sont passés ici wax ma lan la mu ni ma en 1947 sama baay dafa séq ak sa baay fii ci rue 39 teranga joo xam ni maa ngi koy fàttaliku ba tey ma ni te duma ko fàtte jamais xam nga valeur yooyu wëllëre ngor yooyu am ci Sénégal gis nga nit bu fekkente ni mënta jël valeur yi Sénégal am doxal ko bu mu ni sénégalais la dëgg la on est sénégalais parce qu'on pratique les valeurs du Sénégal dëgg la mooy li ngay wax sànq rek wala ngay waxee neneen foog nit ñaa ngi lay déglu au résultat nga xam ni ndeke nit ñi faale wuñ say wax parce que li ngay wax dëppoowul ak seen culture dëppoowul ak seen diine dëppoowul ak seen aada nit ñi daal mbaax lañ bëgg nit Sénégal mbaax la ñu xam xeet boo jël ci Sénégal mbaax la xam dëgg la li wér ba wóor mooy jiit politique Sénégal warul wax lu ñaaw waru koo def parce que nit ñi loolu lañ lay xoolee gis nga am na boo xoolee Abdoulaye Wade bi muy jógee fii 34% sénégalais yi ñoo ko doon jàppale loolu la am ci élection présidentielle législative yi mujj 17% la am na 17% wu sénégalais yoo xam ne ñi ngi nekkoon ak moom nekkatuñu ak moom war na jàng tamit ci loolu parce que li ko indi mooy wax yu mu wax ci diggante bi ak jëfin yu mu jëfin moo tax man mi dëkk Kébémer ni moom jaarga Samba Lawbe Buri Seck di sama maam di sama rakku maam Déggan Seck taawu Maria Sine may sa biigee man Abdoul Aziz Mbaye surtout jaarga Seck moom xam na li may wax bu ma dégloo xam na li may wax maa koy ñaan mu tëdd njaaxaanaay parce que jot na ñun ñii ñu jóg teral ko dëgg la très bien jot na Sénégal jóg teral ko mais kenn mënul teral kuy parloo très bien loolu de mooy idéal bi mooy li gënoon ci réew mi ñu teral mag ñi tam jariñ ñu parce que loo ci mënti dégg it am nañ lu ñu xam dafa ñuy permettre ci sa maam yooyu nga lim ñu ñëw ci wàllu culture monsieur le ministre xam naa di nga jënd ceeb ba sonn ndax sekkeen yooyu nga fi tudd ay sekkeen laa yore de sama jabar sekk la sant def ci ndànk de kon de lee tax nga ñemee liggéey monsieur le ministre dénkoon nañ la wàllu culture mais lépp tamit foofee parce que am réew aussi bu fekkee ni jàngaluñu suñu bopp xamuñu suñu démb duñu mën a xam ñun ñooy ñan bay xam suñu ëllëg moo tax bi ma ñëwee culture ma waxtaan ak président ma ni président yaa ngi ma yónni fu jafe de parce que mu ni ma Abdou Aziz culture moo gën a am importance ci Sénégal li ñuy wax yëpp dëgg la du question xaalis question fonk sa bopp la xam sa bopp la moo tax bi ma ñëwee culture première chose bi ma jël moo doon une tournée nationale de promotion de la diversité culturelle gis nga am na aada yoo xam ne bitik yi ñu ngi ko yore fële ci boori Sénégal oriental am na aada yoo xam ne balante yi ñu ngi ko yore fële ci Casamance man de Casamance génnal nañ ma masque yu mësta génn ba ma doonee ministre Casamance jigéenu Casamance jël nañ ma yóbbu ma ci bois sacré des femmes
ñaanal Sénégal ñaanal président ñaanal ma. gis nga aada yi nekk ci dëkk bi. dafa riche. dem nañu ba dem ci benn dëkk boo xam ne bi ñu demee dans le Fuladu dëkk boobu ña ngi fay jouer jeu boo xam ni dafa nuru lool li ñuy wax kii hockey. yi nga hockey yi ñuy jouer Canada ci glace. di ko jouer France. ci gazon. di ko jouer France ci terre kii terre battue. ah am na fii ci Sénégal. te ñooñu pël yi ko fa yore. ñu ngi ko jëlee nii rek boo demee ci livre tubaab bi di jàng fan la hockey jóge. dañ lay wax ne c'est un jeu qui vient des contours du Nil en Afrique. dans l'ancienne Égypte. nañu fonk suñu bopp. nañu xam nag suñu bopp. te bañ a xam ni. te war a xam ni. aada bu ne am na ku ko moom. sa patron. sama xarit Youssou Ndour moo woy loolu. aada bu ne am na ku ko moom. dëgg la justement dégg naa moom sa xarit la moom Youssou Ndour. sama doomu ndey la nag. woy na la. woy na say maam woy na sama histoire famille. parce que bi muy woy dafa jóge ci Urumar Seck. mi àndoon ak Amari Ngoone Sobel sos Kajoor. Urumar moo jur maa Demba Juli Ndeela Seck moo jur maa Demba Sagaan Seck. moo jur ma Paate Penda Nguy Seck mi jur moo meññ Urumar donc moo meññ ma Paate Penda Nguy Seck mi jur Maria Sine Maysa Bigué. mi jur Déggan Seck mi jur Fatou Mbaye mi ma jur xam nga loolu. mais dama la bëgg a wax ni la. woyuma rek loolu. dafa woy Sénégal. parce que dafa woy ci Birima dafay woy Birima Maysa Tend Joor. c'est une histoire du Sénégal. man sama maam sama côté papa maintenant ay lambeen lañu ñoom sama côté papa. boo jëlee jëloor borom saa bigéey moom moo daan ànd ak Maysa Tend Joor. donc dafa woy Sénégal. woyaale ma ci. très bien te yenn saay sax mu raxaale ci sëñ Touba. boo xam ne am na version yoo xam ne sëñ Touba la ci dugal ak foog nga ni exploité nañ ko jëfandikoo ni mu waree moom Youssou Ndour le monument culturel kii lay ak ñu mel ni moom ci réew mi maa ngi xalaat ndem si yàlla Ndiaga Mbaye Thione Seck ak ñeneen est-ce que ñun dinañ jariñoo. gis nga nañu waxante dëgg. Sénégalais yi nag kenn mosu cee xam si Youssou Ndour. xam nga kan moo xam Youssou Ndour. man Abdoul Aziz Mbaye mi ànd ak moom plus de 30 ans dans ci environnement mondiaux yëpp. ci enceinte yu gën a mag ci monde bi. maa ngi fàttaliku bi ma ànd ak moom Nations Unies. première fois mu dem ko fi Annan invité ko pour mu wax ak yeneen artistes nan la ñu mën a defaree suqalee jàmm ci àddina bi. bi mu waxee nit ñi dañ jóg taxaw. Youssou Ndour bu ko Sénégalais yi xamoon. réellement saa buy dox dañ koy defal escorte. très bien dégg naa sànq ngay wax say maam kon démentir nga waa jalgati xibaar yi ne ab tubaab nga ñu ne buy làkk tubaab bi dañ koy déglu. da ngay bëgg a wane foofu effectivement da ngay wane ni. ku naam baax na mais fonk sa cosaan ci la. xam nga Senghor dafa wax bii. Senghor dafa ni enracinement. avant ngay dem vers l'universel. dëgg la man bi ma demee jàng ci àll bi je cherchais l'universel mais mosuma fàtte ki ma doon. nee naa la Jarga Sambala bu buri mooy sama maam ci Kébémer. bi ma nekkee xale bu gaañ ñi daan dem vacances Paris. man sama yaay Kébémer la ma doon yónni. pour ma jàng sumay maam. am na solo monsieur le ministre wàllu migration wax nañ ko sànq bon wax dëgg yàlla gars yi dañu foog ni xëy na amatul mais mu ngi am ci suuf xale yi di tumranke di dee ci désert bi ñii ñu leen di jàpp ci yenn kaso yi fu ci mel ni Libye ci anam yu métti te souvent gars yi daal réew mi moom politique rek la ñuy wax guddeeg bëccëg dafa am ay sujets yoo xam ni am na solo lool ci penc mi war nañ ko waxtaanee wutal koy solution bokk na ci tukkim xale yi. tukkim xale yi espoir moo tax xale yi di tukki. dañuy jéem a wuti lu baax pour ñoom. ak seen njaboot. mais nañu jàng ni tamit. que espoir boobu war nañu def li leen di téye fii ci dëkk bi d'abord. mais bu ñu demee bay tukki war nañu leen a jox information yu danger man defe naa ni kenn du xam danger yi nekk ci àll bi. di jël yenn risques yi. di jël bateau wala nga wax nañu tey laa dégg ci seen rajo bi. que plus de
4000 personnes déjà dee nañu ci Méditerranée bi ay sénégalais yu bëree ngi ci waa Thiaroye yi ak waa yeneen endroit mais dama nit c'est pas normal conférence ba ñu defoon à la Valette Europe dafa ñëwoon pour taseeg Afrique pour jéem a xool nan la ñu mën a dimbalee xale yi fii ba ñu toog mais en même temps ñi jóg bay dem nan lañ leen mën a encadrer ba duñu rey seen bopp ci yoon yu bon xale yi Sénégal war nañu def li yokk seeni espoir te defe naa ni politique yi nar a ñëw nii ci fan yi mu jëm ci intervention d'urgence pour l'emploi des jeunes dana permettre aussi xale yi am xëy bu tere ñuy jóg di jël bateau yi di dem ak yu mel noonu mais lu metti la man de ba may def conférence bi di négocier déclaration conférence boobu ak état ak 63 pays yi ci bokkoon amoon nañu tiis lool ci lii dal xale yi ci frontière Europe ak Afrique ci biir Méditerranée li leen di dal ci désert bi ci biir Afrique mais jéemoon nañu wut ay yoon yu tax ñu avancer et je crois que le plan d'action bi ñu décidé woon ci Valette bu ñu ko appliqué woon tey dañu am yu bees yu bëri yu ñu mën a gis ba empêcher xale yi ñuy dugg ci danger yooyu. Qu'est-ce que cela vous fait en tant que njiit ngeen dem ba Europe xale yi fekk leen fa ki gaal ñiy dee ñi vraiment. ça me blesse. non pire encore vous ne devez pas être fier de ça quand même. moi je mënuñ leen dénk ay réew quand même seeni doom di jëli gaal di daw rek. non loolu c'est pas une gloire li may wax ni c'est pas une gloire pour les pays africains. mais am na loo xamante ni politique moo koy résoudre. mais am na loo xamante ni xamale. information jàngale. moo koy résoudre. gis nga boo juddoo dañu nekk ci transition. man sama jamono ku juddu ñu lay wax ni yal na yàlla def nga jàngi France. léegi xale yi ñi jàng ñëpp ñi ci ëpp ñi ngi fii. léegi dañuy ñaan yàlla xale yi trouver fii loo xamante ni. dana tax ñu jéem a développer wu fii. au lieu que seen image yëpp doon France. bu ñu xool rek li ci télé bi bu ñu xool rek li ci vidéoclip yi. newul foofu. bu doon dëgg kenn du ko def ci vidéoclip. vidéoclip. dëgg gi. li ñu fay dund metti na même ñi réussir ba yegg Europe ñi ngi dund lu metti racisme bi. ñi ngi dund ségrégation yi nit ñi def ci ñoom wax yu ñaaw et cetera et cetera dëkk bu mel ni dëkk bu am Le Pen ak yu mel noonu xam nga boo fa demee tamit mën nga yegg mais duñ la gàttandu boole ci nag seen koom-koom bi di dellu ginnaaw ñoom it seeni koom-koom mi ngi dellu ginnaaw te suñuy koom-koom mi ngi jóg parce que dama lay wax ni la France bu ñu amee 1% de croissance dañuy daw ba fattu xalaat déggoo leen ñuy fecc bu ñu amee 1,5% de croissance ñun ñoo ngi am 6,5 6,8 at bu jot depuis 2 ans nañu ñaan yàlla loolu continuer looloo ngi fi Sénégalais dafa war a xool li muy defar ci lu baax bala mu xool li yëfi jàmbur maintenant yokk bi aussi est-ce que am bi séddoo bi jaar na yoon parce que benn mbir la nga am yokkute muy croissance ba ca topp mooy ku ne yëg ko Assane boo duggee ci àll bi wax naa la bul bàyyil déglu borom moom parti moi-même yi nekk fii les néants politiques là faut pas les écouter bul déglu ñooñu xam nga li tax ma wax loolu boo duggee ci àll bi ñi daan nekk ci village yi te sonn lool ñu leen di may bourse familiale ñi nga xam ni ñi ngi woon di sonn ci mbiru faju ñu leen di may couverture maladie universelle ñi nga xam ni ñi ngi ci affaire jafe-jafe yu bëri ci mbirum njàng ci mbirum santé ñu leen di dimbali ñu ciy jot ñi nga xam ni amuñu woon ndox ñi ngi koy indi ci village yi ak PUDC bi man nee naa PUDC mooy mbéjum opposition parce que mooy répondre problème mu citoyen yi problème mu zone rurale bi ji nga ñooñu boo fa demee ñoom xam nañu ndax am na lu soppeeku ci dëkk bi wala déedéet mais boo nekkee Dakar nag dafa am lu lay xaw a brouillé wax ji dafa bëri internet bi am doole et cetera mais la réalité c'est que dëkk bii sénégalais yi ñi ngi jot tuuti développement ñi ngi koy yëg bu baax te loolu lu moom la ñuy wax ci économie redistribution bi mi ngi dox bu baax amul rek croissance dafa am croissance bu ànd ak redistribution moo tax ñu war a waxtaan mbiru pétrole bi parce que dana indi fii ay koom-koom yu rëy te waruñu ci wax bu amul responsabilité ñàkk responsabilité nit ñi moo tax ñuy jiiñ li ni jiiñ lele nañu ko toog pencoo ko waxtaane ko
ubbi dialogue bi. justement bu transparence amee di ngeen néewal doole loolu nga tuddee yow ay rumeur. Oui. mbir bu ko ñëpp bokkee aussi les dirigeants dañ ci war a yokk transparence gi ñi am njort ne dañ koy jox tubaab yi wala américain wala ñeneen parce que am nañ ci droit ñoom it ay doomu Sénégal lañu. Exactement. am tiitaange gis que ni partout c'est des entreprises françaises ñoom tamit ils se posent des questions c'est à vous d'apporter les réponses adéquates. Exactement mais boo xoolee da ngay tàmbalee nag ci kii bi boo xoolee ci constitution bi. président bi moo ak actuel Macky Sall moom moo ouvrir constitution bi. ba def ci ay droits sur les ressources naturelles. droits sur les ressources foncières. des citoyens. on parle d'application. bind nañ ko léegi application bi bindul amul. non lu ci bindul amul mais application bi dina ñëw. li ma bëgg mu ñëwee. dama bëgg ñu pencoo mbir yi. waxtaane ko ba sénégalais yi. ñëpp ku nekk dégg ci sa bopp. gis ci sa bopp yëg ci sa bopp. man loolu laa bëgg. ak dal sérénité ak dal. mais dal bi nag. dafa ànd ak pouvoir di ubbi dialogue bi. opposition di nangu dialogue bi. ba pare responsable. très bien monsieur le ministre liggéey nga ay at ak Union européenne je suis même tenté de dire mbaa tubaab bi nanguwuñ la ci ñun ñoom nga doon liggéeyal wala ñun wala da nga naan ñaari benn la woon. ah non man bi ma nekkee Union européenne laa ne woon. jaxasewu ma mbir mi kon fuite de cerveau la woon. fuite de cerveau waaye dellu si daal saa maam xëcc nañ ma ba ma dellu si. am nañu am impression ni tubaab yi dañoo jël lépp maanaam dëgg la am déet parce que aussi boobu tam laaj la rek les gens qui ont cette impression parce que gis nañu péage gi tubaab bi station d'essence yi tubaab bi port bi tubaab bi ñu ne président Sall mbaat dafa jël buum bi rek daal ñuy diriwaat ba tugal rek. yeewu non nit ki dafa war a xool ñaari critères. man lu ñuy joxe damay xool compétence ki ñu ko jox. ndax antan na ko. damay xool tamit liñ ko sas. gis nga ku ñu fi jox dara par exemple ki ñu jox affaire Sénégal Airlines yi. bu ci mënul dara fii ñaari at dana feeñ. bu ñu xoolee premier résultat yi. bu doxul dañ koy dàq. bu doxee ñu ni baax na. essayé nañ yu bari. ancien directeur du Sénégal Airlines bi. sénégalais la directeur général bi. am nañu problème yoo xam ne kenn mënu ko nekk. mais dañuy jéem a essayer toujours pour defar nañu xool ndax nit ki am na bu ñu xool d'abord ay affaire nationalité am wala kii am nañu xool compétence yi. ak lañ ciy am ñun. ak lañ ciy am ñun waaw lañ ciy am. léegi li ma wax mooy am na domaine yu bari yoo xam ne tey. am na ay sociétés sénégalaises yu mën a gagner ay marchés nationaux. te li ñuy ñaan yàlla mooy ci diir bu gàtt. sénégalais yooyu di gagner marché yooyu. man xam nga lan laa gëm le secteur privé national. xam nga lan laa gëm li ñuy wax nuñ ko waxati la préférence nationale. ki bind théorie bu njëkk ba. mi ngi tudd François Pérou. économiste français la fin au 19e siècle. xam nga lan la bind booy defar. dara ci économie. dénk ko say nit ci bu ñu amee compétence ba. dénk rek yàq la. man xam nga bis bu ma gisee ñu dénk nit loo xam ne amu ci compétence. c'est-à-dire ñi mu ko àndaloon di wut ñëpp ëpp leen ci compétence. ñi mu ko àndaloon di wut laax de. parce que gars ñi dañuy toog tamit. ni xam bañ joxe dara. ñu wëlbati ko doon wax pourtant mënoon naa ko. mais nañ ko xool nañ ko yëngal avant. mais compétence dañ koy wuti yow yaa ngi ni Union européenne di la liggéeyloo ca nit ku ñuul nga. ça veut dire que ni c'est pas pour vos beaux yeux compétence dañ koy wuti nan ko wuti. mais on est indépendant depuis 60 lenn moom mën naa la ko wax. on est indépendant depuis 60 quand même. lenn moom mën naa la ko wax. Union européenne moom bu lay nommé ambassadeur rek. dana la saytu bu baax a baax. waaw astement bu lay nommé ambassadeur régional. kon amoon nañ fi temps bi wuti compétence yooyu. oui. waaw lu tax wuti nañ ko wuti. man li ma bëgg mooy au lieu que ñu toog di joytu. man li ma daan def bi ma nekkee xaleel lu ma bëgg dama koy wuti. ba ma bëggee jàngi xam-xam. science dama ko wuti. dama dem jàng science fa gën a rëy France ñu boole ma. ba fii may wax ak yow fonctionnaire là à vie. J'appartiens au plus grand corps de France. C'est pas le corps des gens de l'ENADE. C'est le corps des chercheurs du CNRS. Et je suis membre à vie du CNRS. ok yaa ngi ma dégg li ma la wax nii. parce que j'appartenais on m'a recruté en 1983 à la commission mathématique physique de base. ba léegi nii j'en fais partie. bu ma neexoon dem wuti liggéey wuti yëngatu wuti et cetera. parce que yëgguma at yu ma jeexale yu ma war a jël retraite définitive foofu. mais dama la bëgg a yëgal ni la
nit ñi ñooy wuti seen kii ba ma amee sama doctorat d'état dama ko wuti fa mu gën a metti nañu dem ñafe mbir mi. très bien man daan sëñ Maodo Sylla ancien imam ratib bu Sénégal. bi ma amee sama doctorat d'état ma ñëw ma dem seeti ko parce que sama wëlëre famille la. am na phrase bu ma wax maa ngi koy garder toujours en tête dafa ma ne Abdou Aziz. yaa ko ñafe. wolof la. maa la ko wax te sëriñ la. très bien muy indiwaat rek waxtaan bi ci njëlbeen Al Amine ku baax ki Al Amine at ya mu tàmbali yëngu bi ba ni muy nelawee ba ci élection yi mujj yi mu jóg xam nga loolu xale bu ko gis sax war ngaa jom ba pare sa. sama trëndoo kooku yan na ko yàlla xare. amiin yaa rabbi àjjana firdaws. mais jërëjëf monsieur le ministre bëgg nañu mais waxtaan wi jeex na ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant. da nga may invité nag waxtaan wu gudd. mais bi gudd na waxtu quand même xam naa waxtaan wi la neex ak kër gi ak sa wëllëre. waaw Youssou Ndour ñu lay gërëm bu baax ak vraiment toute votre équipe. sa wëllëre Babacar Thiam moom suñu xarit la suñu soppe. di gërëm bu baax Aliou Ba mi nekkoon ci technique bi El Hadj Assane Gueye ci micro bi ñu nekkoon seen émission yoon wi ak monsieur le ministre Abdou Aziz Mbaye ancien directeur de cabinet du président Sall ancien ministre de la culture di docteur ci wàllu science liggéey presque fanweeri at ci Union européenne am master 2 ci politique internationale naka noonu master 2 ci management public diplômé 3e cycle sciences économiques bu alxamis ak jàmm incha allah mbokk yi.